liggéeykat ya nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Richard Toll ab grève ñaxtu lañu nekkee ñoom nag tey ji amal nañu ab toogaanub ñaxtu la ñuy sàkku moom mooy di ñu fay leen seeni salaire jamono jooju waa réseau Siggil Sénégal ñoom la ñuy sàkku moom moo di loi bi jëm ci wàllug décret bi nga xam ni moom moo jëm ci wàllug application loi sur la santé de la reproduction ñu daal di koy biral nee nañu bañ ko yëkkatee ci 2005 ba léegi kenn appliqué wu ko tey jii lañ ko xamle ci am ndaje moo xam ni doon nañ ko amal ca sesti daara ji ñuy tàggatee ñii di taskatu xibaar yi loolu jàngalekat ya fare ca SAES am ab débrayage ñetti fan loolu nag tax mu indi ak gàllankoor ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllug soutenance suk étudiants yi nekk ci ñeent fukk ak juróom-ñaareelu ko promotion bi tàggat yaram dañ si ànd ak Abdou Diouf Junior yoonu toll ak Mamadou Amar Ndione li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Amady Ndiaye moom moo nekk ci machine bi nañ ko waxee ca bopp ba noonu lañ koy dooree ca Richard Toll ñi nga xam ni ñoom ñoo gi waa kër docteur ya ni ki tey jii dañoo amaloon ab toogaanub ñaxtu la ñuy sàkku moom moo di ñu fay leen seenug salaire ak lu jëm ci wàllug prime de motivation ñoom agent wu bërëbub faju boobu di ñaawlu timit jafe-jafe fonctionnement maanaam nañuy doxalee lii di l'hôpital ba ñu dem ba Richard Toll fekki fa Mamadou Diagne. hôpital bu Richard Toll nekk ci ay jafe-jafe tax ba ña fay liggéeyee daal di takk ay morceau yu xonq ci naaj bu tàng bilee ñu daal di toog ci diggu hôpital bilee ñoom ñilee li ñuy ñaxtu mooy ñu fay leen seen weer wilee ak retard yi nga xam ni dañu ko nemmeeku ci prime de motivation yi booba léegi mat na ay weer Mariama Gaye nekk secrétaire général EPS Richard Toll. salaire mois de septembre la ñu fayagul ba léegi. motivation yi moom kenn xamul sax nu mu toll ñu ngi ci yor 20 mois yoo xam ne kenn fay ñu arriéré motivation ba dañoo mujj waxtaan suñu biir dem inspection du travail ñu mujj wàññi def ko au lieu de 25% ñu def ko 10% mais 10% lañ ko def mais ba léegi 10% yi joxaguñ ko ba tey joxagu tout sa salaire asuma ak motivation 10% yi du allocation du prime de responsabilité du appui logement du dara lu hôpital bi fay du médicament du réactif kenn xamul lan lay niru. yeneen i jafe-jafe daal di ñëw dolleeku si bokk na si hôpital bi lii nga xam ne mooy médicament kenn mënu ko fi gis lii tax ba ñu fiy liggéeyee benn solution rek la ñu daal di am mooy daal di dem si pharmacie yi nga xam ni ñoo jege hôpital bi. si biti la ñuy jëndee seringue buy jar ñaar fukk sax amul ci pharmacie laboratoire bi doxul hôpital bi daal li gën a gàtt dara doxul fi ñun daal li ñuy lancé état mooy na ñëw appuyer hôpital Richard Toll indi leen subvention spéciale hôpital bi mën a changer. ñoom ñilee di xam ne ni lenn kese moo leen jaaxal mooy tekkaaral bi nga xam ni kii directeur hôpital bi daal dina koy amal directeur boo xam ne lu ëpp ñaar fukki fan ngi nekkul si biir hôpital bi bu ñu sukkandikoo si ñii di fi liggéeyee ñoom ñilee ñi nga xam ne ni situation bi lee buñ si ndul ay saafara daañu bang seeni loxo bañ a liggéey te loolee daañu ko tàmbali niki tey Mamadou Diagne Richard Toll rajo Futur Média. ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy des ak campagne bi ñu duppee octobre rose nga xam ni waa LISCA di kuréel gi xeex lépp lu jëm ci wàllu cancer ñoom ñoo ko yëkkati bañ ko dooree ba léegi ci wàllu xeex feebar yi jàpp cancer bi jàpp butitu njurukaay wala bi jàpp ween ñoom ñu ni bañ ko dooree ba léegi lu ëpp ñaari junni ci ay consultation daal di nañ koy amal ci jamonoy 5 octobre ba ci jamono ji ñu ni tamit lu toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar ci ay cas yoo xam ni ay tumeur la yoo xam ne ni tamit daal dinañ ko ci gis ñu ni ca Podor ak ca Dagana tamit daal dinañ fay gis ay kaawu cancer yoo xam ne ni yu wër la Nafissatou Sila ba juróomi fan ci weeru octobre fi ci Ndakaaru LISCA jot na def ay dépistage cancer du sein ci junni téeméer ak fanweer ak juróomi consultation jot nañ cee nemmeeku téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar cas yoo xamante ne nag jot nañu ni dañu amee cancer docteur Fatma Guenoune présidente Ligue sénégalaise contre le cancer. ci consultation bu njëkk bi am nañu téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari cas mais loolu le mooy ne cas yooyu la ay donj la mais du donj yëpp ay cancer. LISCA nag ci campagne de dépistage bi yamul kese Ndakaaru egg na ba Touba Podor ak Dagana ci ñaari gox yu mujj yooyee sax jot nañ fa nemmeeku ay kaawu cancer yu wóor yu soxala ween ak yu soxala butitu njurukaay bi. Podor seet fa ñetti téeméer ak juróom ñett bi ñu demee Dagana seet nañ fa lu ëpp juróom benni téeméeri jigéen le 20 ñu dem Touba seet nañ fa lu ëpp ñeenti téeméeri jigéen Podor gis nañ fa ay cas
surtout am nañu benn cas bi nga xam ne cancer buntu butitu njurukaay bu wóor la def nañ fa ay traitement ñu dem Dagana tamit gis fa ay cas donj bu nekk ci ween bi mais gis nañ fa tamit benn cas cancer buntu butitu njurukaay. Ligue sénégalaise contre le cancer di gunge jigéen ñi am cancer ci paj mi ñoom nag ñu jàpp ni su fekkente ni sax chimiothérapie tey jii dafa gratuite bànqaas bi di wéy di ñaan ba tey ñu daal di yombalal léppi faj bi te fi mu toll nii nag gannaaw faj bi sax li mu sóobu mooy fexe ba dajale koppar gu bëri ngir daal di mën a taxawal benn maison de vie fii ci Ndakaaru ngir daal di mën a dalal ñuy jóge ci gox yu gën a ruqi ci réew mi di ñëw Ndakaaru pour faju si laata ñu taxawal centre d'oncologie bi ñu mbëbët. Nafissatou Sylla waa réseau Siggil Sénégal ak yeneen organisation yu yëngutu ci wàllu société civile ñoom la ñuy sàkku moom moo di ñu béral décret bi nga xam ne moom mooy décret d'application bu loi bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu paj mi jëm ci wàllu njur maanaam de santé de la reproduction ñoom nag nee nañu loolu daal dañu bëgg ñu taxawal ko ca anam yi mu gën a gaawee ndax loola dina tax rek gone yeeg tout tànk yu jigéen yi mën a àggee ci wàllu woowu ci ab atelier lañ ko doon amal niki tey ji ñoom organisation yooyu fare ci société civile te fare ci denduk Afrique sowu jant Aji Maguette Ndiaye. ginnaaw ba nu nemmeekoo ay yéexantal jëm ci décret d'application bu loi bi wax ci wàllum santé de la reproduction réseau bi ni dippee Siggil Jigéen taxaw nañu temm ngir bile loi ñu daal di koy appliquer ndax loolee day tax ndaw ñi gën a am accès ca bërëb yi nga xamante ni moo yor wàllum planification familiale. Safiatou Diop présidente bu réseau Siggil Jigéen. amuñu benn décret d'application ci loi boobu te loi boobu mooy tax médecins yi ak mboolem personnel de santé bi ñeme il faut que ñun société civile bi nag ñun itam ci xayma bi ñu toog taxaw seetlu lan mooy rëq-rëq yi ak lan la ñu mën a def comme ñu ngi jëm Nairobi pour xayma. bile loi ñu voté ko 2005 ba tey bu ñu sukkandikoo ci acteurs yi yëngu ci wàllum santé bile loi jot na ñu daal di koy appliquer. xam nañ ni pesanteur yooyu yu am solo la tey jii ci li freiné li nga xamante ni amaguñu effectivité wu loi santé de la reproduction mais nag du tere ñu gëstu ko seet ko xam nan la tëddee pour que ñu mën ci am solution. acteurs yu yëngu ci bile mbir daan fas yéene amal ay waxtaan ngir mën a génne ay stratégie innovante ci diggante Sénégal Guinée ak Mali conclusion yi ñu cay jëlee daan ko yóbbu fële ca conférence internationale bay am ca Nairobi bi nu fas yéene amal ci weerum novembre. jërëjëf Aji Maguette Ndiaye fanweeri simili ak juróom-ñett moom moo bootu ci ñeenti waxtu ci ngoon ci rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. Ndeti Diop. daara ji ñuy tàggate ñi yëngutu ci wàllum tasum xibaar di CESTI jàngalekat ya nga xam ni ñoom ñoo fare ca SAES di syndicat autonome des enseignants du supérieur door ab débrayage bu ñetti fan la ñuy ñaawlu ba tey moom moo di attestation yi nga xam ne dañ koo jëbbal ay étudiants yu fekk baax ca Bénin ci anam yu jaarul yoon bu ñu sukkandikoo ci ñoom waaye débrayage boobu am na njeexital ci lii di soutenance ndongo yi nekk ci ñeent fukk ak juróom-ñaareelu ko promotion bu l'école boobu ñuy jàngalee lépp lu jëm ci wàllug journalisme ndax soutenance ya mujjul am niki tey ji ci wàllu woowu dañ ciy déglu secrétaire général bu section SAES bu CESTI Moumini Camara lay wuyoo ci micro Fatimata Li. li ko waral mooy dossier wu 52 lijaasa yu ñu joxoon ay taskot xabaar yu nekk Bénin boo leen fàttalikoo en juillet jot nañ ci wax tuuti mais vacances yi ñoo taxoon après affaire yi mujj continué wul mais ci juillet boobu yëpp tooguñu nelawuñu jotoon nañu yónnee ñaari bataaxal yéenee ko recteur pour ne ko premier bataaxal bi yónnee nañ ko le 25 juillet deuxième bataaxal bi pour relancer ko lañ yónnee le 10 octobre bataaxal yooyu c'était pour ñu attirer attention ci formation bi ñuy joxoon journaliste béninois yi te ñu jox leen ay 52 lijaasa pour ñun lijaasa ni ñu ko joxee jaarul yoon dafa am ay rëkk-rëkk loolu moo taxoon ñu débré rëkk-rëkk yi ci formation bi ni ñu ko jaarale ak ni ñu joxee lijaasa yi pour ñun demeewul noonu jaarul yoon dafa amoon fu mu war a jaaru fa moo tax ñu naan pour ñun ñu ko joxee donc la jaarul yoon mais ñun li ñuy def ni étudiants yi du ñu suñuy noonu suñuy étudiants lañ du suñuy noonu waaw li ñuy def ni donc la intéressé si lañ koy def parce que li ñu xeex ay question de donc la jubal la ay question de principe la ak question de valeur donc dafa am lu mu demee rek moo tax mu am coïncidence entre suñu stratégie syndicale ak seen soutenance
ñu des ci wàllu njàng meeg njàng mi ak kuréel gi ñu duppee seen bopp Carbone 14 ay fan rek laata lubbiteg daara yu mag yooyu di rentrée universitaire ñoom ñoo ngi amal ay yëngu-yëngu la ñu bëgg moom mooy gën a ñoŋal ak gaaral lépp liggéey boo xam ne nii savant bu mag bi di Cheikh Anta Diop defoon na ko ci loolu sax ñoo ngi artu ñi nga xam ni dañuy yëkkati jëmle ci ay critique di ko jagleel kooku di Cheikh Anta Diop ñoo ngi ko xamle ni ki tey jii ci wàllu woowu tamit ñoo ngay wax ni yenn ci ay photo ki dessin yu ñu gaaral liggéeyub kooku di Cheikh Anta Diop lañ def ko ci université ba jaarale ko ci ay fresque ñu sàmm ko duñu nangu kenn di ko yàq ula di ko tilimal ko ñaawal foofa ca campus universitaire bu Cheikh Anta Diop Koumba Sandiane Faye. même bu fekkee ne dañuy dem wut xam-xam bu ñu ñëwee sax maanaam ne ma li nga wax amul sax nee na man d'accord naa mun naa am Boris ak Souleymane Bassir loolu la ñu def. na dakk noonee arto mouvement Carbone 14 ci léeg-léeg critique yi ñu jëmale ci professeur Cheikh Anta Diop mi ñu jàppee ku liggéeyal science ak xam-xamu der bu ñuul Mansour Sène bokk ci ñu sos boobu lépp mouvement. débat boobu ñu ngi koy rafetlu parce que débat intellectuel la mais aussi luñ ci mun a ñaawlu moom mooy nañu xam fan la ñuy yem ci Cheikh Anta Diop parce que lépp lu ñu mun di wax xam nañ ne ñaar ñooñu egsi wuñu ci toq baaraam Cheikh Anta Diop ci wàllu xam-xam. ndongo yu bëri umpule la mu gëmoo nag la mu jot a liggéey mouvement bi fas yéene dogu ngir Cheikh Anta nekk ci xolub ndongo bu ne jaarale ko ci bindam gëstoom ak xam-xamam loolee sax ñu mën ko boole ca lu ñuy jàng ci daara ju kawe ji. étudiants bu ñu leen laajee kan mooy Cheikh Anta Diop duñ ci wax dara lan moo tax parce que dañoo valoriser wul Cheikh Anta Diop ci biir université bi pour man lii rek am na lu bëri li nga xam ne dina ko def ci bopp ndongo yi nga dinañ waa kii kan la jéem a dem xool kan mooy Cheikh Anta Diop. ay nataalu professeur Cheikh Anta ñu mën ko seen ci mur yi booy dugg ci dëkkuwaayu ndongo yi ab message yu làkku ci gannaaw mouvement bi bëgg ñu jàppee ko nii woo it ndongo yi ngir ñu càmm seen moomeel googee. boo demee Burkina Faso dañ koy def pour Thomas Sankara nga dem Afrique du Sud ñu koy def pour Nelson Mandela nga dem Kenya ñu koy def pour Jomo Kenyatta donc nag comme defar nañ université bi pour man étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo fi war a ñëw ba côté citoyenneté ñu xool nan la ñuy def ba préserver l'espace universitaire bu yàqoo ñun la yàqool. juróom ñaari fan ci weeru février bés bi Cheikh Anta làkkoo ndongo yooyu bëgg ñu def ko bés bu yemul ak yeneen yi dugal ko ci agenda bu daara ju kawe ji. RFM Sport. Youssouf Bodian ñu ngi lay nuyu. di la fay ndate di nuyu ñëpp. tàggat yaram dañ koy doore ak wàllu. beach soccer waaw football ba tey waaye ci plage lay doon ak quart de finale championnat beach soccer kon tey lay door fële ca plage bu Jamalaay jamono bi ñuy àddu kon Galaxy di équipe bu Saret Diao moom sax bokk na ci ñuy joué ci équipe boobule mooy daje ak waa Yëmbal 17h30 Ngor Almadi golf dinañ ko yeggali kon samedi bii di ñëw incha allah. ci wàllum Ligue des champions africaine Zamalek dina dalal Génération Foot niki suba bu 16h jotee ca Caire di match retour préliminaire Ligue des champions kon ci àll bi équipe bu Sénégal bi moo gagné woon ñaari bal ci benn kon ñuy waajal ñoom défendre seen avance boobule ca Caire Talla Fall mi nga xamante ne bokk na ci kon direction club bi waaye tamit kenn ci joueurs yi ñu ngi wax kon nan la ñuy waajalee match boobu Sola Thiam moo jël ko ak ñoom. daanaka mën nañoo wax ni lépp yem na ngir amal match retour bi war a dox ci diggante Zamalek ak Génération Foot bu ñu sukkandikoo ci directeur communication wu club bu Denis Biram Ndaw googule Talla Fall xamal ñu ne engagement yi nga xamante ni CAF jëloon na ko respecté na ko jamono ji. ci wàllu transport hébergement donc wàllu sécurité depuis l'aéroport ba suñu hôtel donc yooyu yëpp tey mëtal nañ ko commissaire u match bi ñëw na fi ak benn responsable Zamalek moo ko gunge donc pour préparer au moins réunion technique bi nga xam ne jotoon na def défaut ci match bale ñu waroon jouer donc li ci des nag mooy ñun ci suñu côté donc xale yi dinañ leen ñaax xamal leen seen bopp xamal leen ne qualification Ligue des champions war na jaaree ci seen ay tànk ñoom ñi nga xam ne ñooy promotion bi nga xam ne tey am nañu chance mën a jàll donc loolu yëpp ñu leen koy xamal di leen fàttali li nga xam ne peuple sénégalais moom lay xaar ci ñoom. mu jugee ci sélection locale gi Khadim Diaw xam na bu baax la koy xaar ci match retour gi le arrière gauche bu Génération Foot nag am na yaakaar bu baax mbëbër yi ñu leen sas mu antu. mental moo leen ci dimbale ak lucidité quoi tu vois li ñu ñaan yàlla mooy bu jour match ñëpp yor même état d'esprit et même mentalité
loolu daal moo ñu dimbale pour que ñu qualifier et que ñun ñëpp conscient nañu xam ni match bi du nekk match bi yomb match bi difficile lay doon mais incha allah on va essayer de faire tous les armes pour gérer match bi pour qualifier parce que actuellement nii yàlla jéem a def tout am benn fii pour gérer match parce que loolu la ñuy quoi. gannaaw ba mu gagné match aller bi ki di Zamalek ñaari ball ci benn fii ci Sénégal Génération Foot bëgg na defaat lu ni mel foofee ca Égypte niki alxames ji. Soda Thiam kon 16h lay doon Zamalek Génération Foot niki suba la foofule ca Caire ca bitimi réew ba tey ca Europe bi yoon ak Ligue des Champions bi ñetteel bëccëg bi tey lañ koy jeexal ak Ajax Chelsea match boobu 16h55 lay doon ci kanam tuuti Leipzig Zenit ñooy daje waxtu woowu tey 19h Lille mi nga xamante ni dafa ñàkk ñaari match yu njëkk yi mooy dalal Valence bu Espagne Salzbourg dalal Naples bu Kalidou Koulibaly Benfica Olympique Lyonnais ak clubam ak entraîneur bu bees bi de Rudi Garcia Inter Milan Dortmund Slavia Prague FC Barcelone Genk mooy dalal Liverpool bu Sadio Mané match boobu tamit 19h lay doon ci Ndakaaru ñu jeexale ko Classico diggante Barcelone ak Real Madrid xam nga ci weekend bi ñu jëm la waroon doon waaye dañ ko mujj dàq ndax yëngu-yëngu yu am foofule ca Catalogne léegi le 18 décembre ci la ñu jàpp ni kon ci lañ koy amal foofule ca Camp Nou Barça moo njëkk a dalal kon Real Madrid ñu fàttali ni ci classement bi waa Barça ñoo jiitoogum Real ci Liga bu Espagne daal ñu si Diop. jërëjëf Youssouf Bodian yegg si ci beneen pàcc yoonu tool ak Mamadou Amar Dione. dal leen ak jàmm. campagne yu mbay mi ci bët saalumu réew mi ngi wéy ca Ziguinchor bëri na ci ay spéculation bëri na ci ay meññeef yoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi ci marché bi mën nañ cee lim mboq mi gerte gi ak xaal ji am na tamit ñeneen yoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi sax bu baax a baax direction régionale développement rural jàpp ne li ñu am ci mbay am na solo ci wàllu qualité Lamine Ba ci ay leeral. ci njeexitalu weeru octobre bi li nga xam ne nag seetlu nañ ko mooy yu bëri yi nga xam ne béyoon nañ ko daanaka jamono ji mu ngi ci marché bi mu ngi mel ni di gerte bi mbokk ba ci xaal waaye ci jamono jooju am na yeneen yi nga xam ne nag ba léegi ñoragul mooy di riz de plateau bi ak manioc. Casimir Adrien Samb moom mooy directeur régional bu développement rural bu Ziguinchor. situation mooy situation dañuy wax situation phénologique des cultures tey boo demee sur le terrain lu ngeen njëkk a gis mooy am na ay cultures yoo xam ne moom mu ngi récolte ñu koy récolter tey ñu koy fekk sur le marché maanaam gerte benn gerte ñaar xaal moom ñor na mu ngi ci marché bi ak mboq maïs vert moom aussi ñu ngi récolté léegi boo xoolee yeneen cultures yi la plupart d'entre ces cultures ñu ngi en phase productive xam nga gàncax ñaar pàcc la am nañu naan phase végétative mooy depuis bu mu commencé sax ba mu développé wu ba mu commencé ba bu mu commencé focc bu commencé focc rek dañu ne phase productive donc bari na la plupart des cultures de manière générale waxtu bi ñu ngi ci phase productive rawatina yoo xam ne dañu bokk ci première vague de semis sur le marché boo demee léegi da ngay gis gerte di nga gis xaal alors di nga gis mboq maïs vert te ñebbe bi waxtu bi mu ngi maturation récolte aussi. nemmeeku ñu it ay jafe-jafe ci li jëm ci wàllu gàncax yi nga xam ne nag jamono gi ñoragul Casimir Adrien Samb dalal xel yi dana ñor te du ci am benn jafe-jafe. avec ce cumul pluviométrique y a des. ak ndox mu doy wi nga xam ne nag am nañ ko ren ji gàncax yu bëri dina ñor te duñ nemmeeku benn jafe-jafe waaye li nga xam ne nag mën nañ ko jàpp mooy li bëri li nga xam ne ji woon nañ ko daanaka ñor na jamono ji ba nit ñaa ngi koy jëfandikoo bu baax a baax. les cultures concentrées sur le terrain beaucoup sont dans la phase productive. ci li jëm ci wàllu qualité récolte yi DRDR bu Ziguinchor ni baax nañu ndax jiw yu baax yi nga xam ne joxoon nañ ko béykat yi. la qualité elle est bonne. qualité bi dina baax amuñ ci benn sikk sàkk ndax jiw yi nga xam ne joxoon nañ ko béykat yi ay semences certifiées la bu béykat bi jëfandikoo nañ ko tegtalee amul benn problème bi nga xam ne rek nañ ko nemmeeku su góob jotee. résistance vis-à-vis des principales pathologies. li weesu 1 millimètre taw ci yenn ci ay gox yi nekk fi ci Ziguinchor nawet bi daanaka li nga xam ne nag nemmeeku nañ ko mooy liñ ci nar a góob ren ji mën naa baax
loolu wuute loolu ak tiitaange bi nga xam ne nag nemmeekoon nañ ko ci béykat yi ci ndorteelu nawet bi. gannaaw Ziguinchor Sédhiou bi nga xam ne tamit ñu ngi ci campagne yu mbay mi nan la situation bi tëddee ci beneen région bi nekk ci Casamance naturelle tontu li ak Max Euclide de Compagnie. gerte mbokk daanaka fan yépp yeneen ci xeetu mbéy yooyu ñu leen di far di nemmeeku ci diwaanu Sédhiou loolu di wane rek que mbir yépp ngi jaar yoon ci kaddu Omar Mbeng DRDR Sédhiou. kon ñetti semaine bi ñu commencé damm mboq donc dugub bi déjà nit ñaa ngi dagg donc gerte gi aussi deqi am na ñu commencé deqi depuis ñaari semaine ñi nga xam ne jiwoon nañ ci waxtu mois de juillet bi boo xoolee ñoom seen gerte mat na. ay xeetu mbéy yu ñu tàmbali di góob loolu sa amee gannaaw taw mi bu mu jaaxee ci yoon naam sa nemmeeku nañu ni yeewoon dugg si di kaddu yu DRDR bi bàyyi ndi. macha allah taw bi bari na mën nañu wax ne lii maanaam xeetu gàncax yu mag yi nga xam ne moom mu ëpp nu ñuy bay fii muy gerte dugub ak mboq ak ceeb ma signalé tamit ne maanaam ceeb bu gaaw bi ñor na déjà muy riz à cycle court yi nga xam ne ñetti weer mu ñor balaa ñetti weer déjà loolu tamit ñor na. ab nawet bu jaar yoon ndax boo béykat yi ci diwaan bi nekk ci mbégte naam sa bi nawet bi di door ñu si bëri ci ñoom jaaxle na ñoon tey ji nii ñi nemmeeku lii li ñu béyoon yépp mi ngi meññ Maykoor Gueye béykatu gerte bu mag la ak dugub ci département bu Ngilin. gerte bi ñor na bu baax dugub bi ñor na bu baax mais gasaguñu gerte bi ceeb bi sax ñor na daanaka mais li ñu yaakaar seentu daal nañu dimbal daal xaalis am rek lu ñu jaayee gerte bi loolu moom la ñu ñaan. dugub bi kon commencé na. baax nañ ko dag mais gerte bi moom buddaguñ ko il faut weer bi dee. kon yaakaar ngeen ne rendement yi war na mën a baax. dina baax na trop sant alhamdulilah baraka. su fekkente ne ci xeetu mbéy yooyu amuñu lan lañ ci wax te it ñoom ñëpp ñu ngi meññ te am na sax yeneen ñu commencé di witi wala di góob lu jëm ci ceeb bi su lu bëre rawatina bu nekk ci xur yi àggaguñu waaye ci mbir moomu amul lenn lu war a jaaxal béykat yi xur yi bëri nañu ndox bu war a tax ba ceeb bi àgg loolee kaddu DRDR bi Omar Mbeng. bu ñu seetloo faro yi am na ndox mu bari bu nekk ci biir donc loolu mooy permettre ceeb boobu mën a matal cycle kon nag foofu amul dañuy craindre lu bari sant yàlla comme ni ma koy waxee li ci ëpp ñu ngi récolté donc mu des li nga xam ne moom mooy riz de bas fond bi moo nga xam ne ci faro yi lañ koy def xur yi nga xam ne day dem ba diggante mois de novembre am na ñuy dem ba décembre sax. ci direction régionale développement rural dafa mel ni lépp mi ngi jaar yoon admilé te lu ñuy xaarandi ci wàllum production yaakaar nañu dina weesu lu daaw di gis-gis DRDR bi. tendance yi ñuy wane li ñu gisagum mooy vraiment production bi ren dina yokk incha allah. jërëjëf Max Euclide de Compagnie Lamine Ba ak Aïssatou Sow mi jàpp ci xarale gi yéen ñi ñuy déglu tamit ñi leen di gërëm bu baax ci teewlu bi yoonu tool fii lay yem ñu leen di dig daje àllarba bi di ñëw.